بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون ñu ko yow almaamiya bi amoon Fuuta ak démocratie tey boo doon méngale noo koy méngale ndax xaw na leen démocratie mu noppi ba ci yàgg mu ne xëy na démocratie tey moo gën a précise moo gën a jëm kanam waaye personnel politique boobu temps dafa mel ni ñoom ñoo gën personnel politique bu léegi ñi doon def politique boobu jamono dafa mel ni ñoo mën ñiy def politique tey waaye démocratie tey bu dee théorie dama gën a avancé démocratie boobu may dellu ci professeur loo waxoon sànq nee na li ngeen doon wax rek ku xër ci nguur kenn ko fal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy ko jàngal ku wane xër ci nguur dañ koy moytu di ko fal système boobu pour déggal yor fal waxoon Omar ibn Abdul Aziz wax nga ko wane woon xër ci nguur ñu teg ko fi mu def fi lu am doole waaye Fuuta aussi Almaami Abdul Qadir Kan dañ ko topp di daw pour mu jiitu ndax Souleymane Baal dafa teg théorie ne man du ma jiitu mukk ñu gis Abdul Karim Diawara daf seen palais bu ne du ma jiitu ndax dañoo xam masuuliyatul imam ñoom ñëpp ñu daw Almaami Abdul Qadir Kan mi ngi woon ci àppe frontière entre Undu ak Fuuta di jàngale siiw nag mais dañ ko xam ci maandute ak ci mën a jàngale ndax dafa fekk teg wul dugg na ci daal mu lànk moom it waa Fuuta jaax ne lii moom ñu baax ñëpp ku ci wax mu ne du jiitu ñu def seeni pexe ba Abdul Qadir Kan nangu kooku du woon saay gis nga fanweeri at la def Fuuta taqriban bu ñu ne ay imaam na ñu bari ne moom rek mooy imaam gëstukatu Amérique ne moom rek mooy imaam bu dee imaam am na dellut li moom mooy imaam ñi si des ñëpp taqriban ñu ay fanweeri at mu jox Fuuta doole boo xam ni kenn mësu ko gis pour wax la ni aha islam kay war nañu yoon ndekkee du rasulullah waxoon dëggal kuy wane xër ci nguur boo ko falee xëy na mu recevoir la beneen bi dama doon yokk rek mooy wax ju gàtt defe naa jàngale ci baabul xaj farida ak waajib du benn ci baabul xaj moo tax imam je préfère nga ne waajib la voté waajib la boo ne farida xëy na mu xaw a lënt tuuti ñi jàng xëy na nañu seqale waajib ak farida beneen bi ñetteel point la mooy li ñu wax ci liggéeyu imam Mbaye Niang ak liggéeyu mosquée inachevé ak seen liggéey yéen ñi bari na waaye jamono day jëm kanam imam li ma xaw a manqué tuuti mooy li ngeen wax bari na projet yi amoon na ay temps bu bari waaye situation Sénégal tey dafa changé moo tax li ma doon ñaan li rajo bi di def ngeen participer bu baax ci campagne bi di ñëw waxuma ngeen am candidat déedéet participer ci campagne bi am na question yoo xam ne yéen la gën a ko mën a leeral ndax askan bi ñoo soxla ku leen ko leeral ndax campagne pour bari wax bari ay discours dañoo soxla seen kaddu ngeen ñëw di leeral ni ngeen defee tey bari na ay plateforme ay télévision ay réseaux sociaux fexe leen ba rabita bi am nu mu organisé woo ba bokk ci campagne bi ak ay thèmes bu ñu kenn imposé ay thèmes sinon dañuy imposé ay thèmes yi feneen lay jógee léegi borom ñaari tur yeeg lan mooy famille kan mooy góor kan mooy jigéen kan xamatu ko yëpp a jaxasoo dictionnaire sax ne ko ubbee ngay jaxasoo boo ubbee dictionnaire tey wax lan mooy famille boo ma nga jaxasoo moo tax sama doom yi sax bu mën nañu jox dictionnaire damay lox ndax yenn notion yi dafa changé famille dafa changé dictionnaire léegi France booy déclarer sa doom
doo wax kii mooy yaayam kii mooy baayam amatul sens da ngay wax rek kii mooy parent 1 parent 2 parce que ñoom ñu ne parce que famille amatul góor a jigéen léegi donc gis nga te yooyu ñoom ñooy bind seen téere moo tax sama ñetteelu point mooy loolu documentation gis nga li nga wax projet code bi ngeen def ak débat yëpp nañ ko documenté bind leen ko mu nekk téere man mii mën naa ko muul bu ngeen génne projet code de la famille boobu bu amoon consensus waaw mais na am débat bi teg leen code bi ñu fexe occupé télévision yi def suñuy débat ñun tamit waaye dañuy yóbbaale rek bu campagne ñëwee dañuy woo arabisants yi woo imaam yi rek ni nga waxee léegi yóbbaale leen dañoo soxla wax ci sida kaay leen dimbali dañoo soxla wax ci yenn fléau kaay leen dimbali waaye les débats de société du ñoo koy jiitu mais ñun dañuy jiitu débat am na suñuy terme am na suñuy kii suñuy opinion mu jeex defe naa loolu rek laa amoon lu may sànni mooy gis nga li ngay wax ni promesse engagé wul que ñi ko gëm ñu ngi koy gëmloo waaye bu ngeen ci duggul wax ci bu baax dañuy yaakaar règle la sax du exception même du exception sax ñenn ñoo ko tëral loolu rek laa amoon ci li ma wax waaye li may gën a sàkku rabita bi mooy ay document ay livre na génn ci thème yu mel ni muy code de la famille muy laïcité muy leneen notion de famille léegi notion de am doole léegi yépp na génn ay document ñun dañuy jàngale bu ñu amul document dañuy jaax bu ngeen gindee ay livre bu ñu waxee étudiant ni livre bii ma ko génne nañ ko wut waaye bu dee ay conférence ñu dem xëy na mu ngi ci YouTube waaye naa am ay document daal fekk nañ ba document yi na bari ba débat yi bari ba rabita bokk ci débat yu bari ak ñu mel ni yéen ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi jërëjëf professeur sa contribution am na solo effectivement li mu wax mi ngi ci bay waaram ndax kuy produire la ci wàllu production intellectuelle document yu bari mu di ko bind ci histoire du Sénégal ci histoire de l'islam am ci taxawaay yu am solo yi mu fi wax nii ci Abdul Qadir Kane ak Almamiya bind na ci livre xam naa ku ko soxla boo jokkoo ak moom mu wax la fu ñu ko mën a amee li mu junj aussi ci participation ci éclairer opinion bi mooy léeg-léeg day am question yoo xam ni nit ñi xaaruñ ci nga ni leen defee leen nii dañoo bëgg a xam rek bu ñu bëggee def fu ñu jaar waaw maanaam bëgg nañoo xam concept yi lu mu fi rek lu mu tekki man jàpp naa ne élection ren yi bu dee 2019 soriwul mën nañoo déclarer code de la famille bi dem ci sëriñ yépp seeti leen ndax seeni kilifa ñoo ko signé woon wax leen dañoo bëgg candidat bu fi ñëw ngeen ni ko mu jël engagement ne buñ ko falee dana jàllale code bi loolu liggéey la waaw programme la de loolu liggéey la gàdduwaat ko jamono ji seeti mboolem kilifa yi ne leen code bii seeni kilifa ñoo ko signé woon dañoo bëgg candidat bu fi ñëw ngeen jël engagement ci moom ne bis bu ko yàlla joxee réew mi dana doxal code bii may jullit ñu sañ a doxal seen mbir ci seen diine. loolu boo demee Hong Kong tey Hong Kong nga xam ne jullit ñi bari wuñ fa am nañ code statut personnel loolu seen mufti moom a ko wax code statut personnel am nañ ko ñoom jullit ña nekk foofu. taawu kolo yi dañ ko am. waaw taawu kolo yi fii ci Sénégal am nañ ko moo tax débat bi professeur Yuri wax débat bu am solo la ndax am na ci xam-xam yu fi nekk yoo xam ni sénégalais yi xamuñu ko xëy na yéen ñi nekkoon ci processus bi yéen a ko xam waaye sénégalais yi war nañoo xam débat bi fam tàmbalee ba fi mu yem bu sénégalais yépp àndoon xam ni mboolem kilifa yi diine jamono ji ñu signé code bi ak njiital association yi ñoom ñëpp ñoo ànd signé ko sàkku ci nguur gi mu doxal ko ci ñoom yaakaar naa mën naa am lu mu changé tey ci opinion bi ndax nag communication gën naa yomb communication gën naa baax damay jox kàddu imam Mouhamed Mbaye mu ñëw moom it joxe contribution am ci thème bi jàll ci liste bi am na mbokk bu ñuy wax Mouhamed Hadi Kane bind na ay téere yu am solo moom vraiment calligraphe la ndax yegguma ci dew ma ci concours tey bi ndax am nañu concours ñu jàkk bind alxuraan tey ñu ngi koy def fële ci foire bi waaye moom mbindam bi ma gis nii dama koy jox imam Mouhamed Lo vraiment mbind mu rafet la waaw mbind mu rafet la alxuraan ni mu ko bindee mbind mi rafet na bind na Taysiir bind na Xilaasu Zahab bind na Sulamul Murid bind na daal ay téere yu baree bari yoo xam ne ku ko soxla boo jokkoo ak moom dana la ci wutal numéro mooy 652 69 85 652 69 85 77. waaw kii alxuraan la. mais bindam bi rafet na macha allah. jàppoon naa ne sunu mbokk ma nekk Ndar Samba Diagne. surtout xale yu ndaw yi ndax ko bind waaye mbindam moom it rafet na. waaw moom it mbindam rafet na macha allah. kon ñu jox kàddu imam Pape Mbaye ba bismillah. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ndokkeel ñëpp ci weeru tedd wi
di sant yàlla ci jotaay bu tedd bi ndax weeru koor dafa nekk weer woo xam ni da nga décider tënk sa bopp ci lu lay jural yiw ëllëg te ku ne xam ne ni lii moom dina la jural yiw ëllëg incha allah yàlla ko yàlla defal kon ñuy sant yàlla ci ñu nekkee ci luy wóor ni man ñooy jural yiw bu bari ëllëg di sant conférence yi nga panélistes yi nga xam ne wax dëgg yàlla tey jii leeral nañ loo xam ne lu am solo maay rejoindre mbokk mi jaar sànq li mu wax mooy mbir mi bu mu yam fii parce que il faut débat bi mu dem ci public bi parce que suñu problème mooy citoyen yi dañu xamul seen rôle moo tax ñu neex a nax dafa am benn borom xam-xam bu wax ni maanaam xam nga ñoom ñëpp dañu bokk déggoo ci ni maanaam élection libre et transparente daanaka amul ci àdduna bi presque maanaam bu maanaam bu parfait ñoom ñëpp d'accord nañu wax loolu mais dafa benn borom wax mu wax ni nee na al sultatu wal maalu wal ilmu nee na xurmun laa xunmun waaw xurmun laa xunmun léegi nag nit ñi dañu jàllar bi ñiy def politique dañu jàllar bi waxu kilifa boobu waaw ñoom dañ ko def xunmun mais def ñu ko xurmun maanaam dañ alal ak nguur ak xam-xam maanaam dafa mel ni yàlla daf la bu la ko joxee dala bind lempo ku ñu bind lempo da ngay fay mais am na ñoo xam ne nag salaire lañ ko def salaire moom nga jouiru maanaam loolu tax ba fi nekk nii ki nekk ci pouvoir yitte mooy nan laa fi tooge ba dootuma fi jug est-ce que charia la ak charia yoon na ci loolu rek moo yitte ki koy wuti it nekkul ni est-ce que dinaa jaar ci yoon mu dagan ba yegg ci déedéet naa ci yegg ndax su ma ci yeggee sama affaire baax ñaar ñi ñëw seex politique bi moo tax dérapage yi pour transparence boobu du mën a yomb tant que lii mi ngi ci moo tax yonent bi daan wax ni wax Abaa Zarr ni ko la tasal anil imaara fa in utitaha an masalatin wukilta ilayha wa in utitaha an gayri masalatin uinta alayha ni ko yow Abu Dar bul laaj mukk nguur ndax nguur yàlla daf ci fiir soo ko laajee ba jot ci yàlla seetaan la moom nga sonn mooy xam su dëgg yi nee na waaye soo toogee ba yelloo yàlla xam ni yelloo nga ko mu xeer nit ñi ci teg ko sa los yàlla la koy yelloo day tiim sa bopp rek mel ko la nga jariñ ci nit ñi jaamu ci yàlla kon loolu yaakaar naa mu bokk na ci li nga xam ni moom moo ñu pour problème wàllu tawaif ad-diini yi maanaam dañu am benn problème mooy li tax mënuñu nekk lobby benn mooy taifa bu nekk sa faydu moo la gën a intéressé question population bi ak question diine maanaam problème diine ak sa faydu loolu problème la parce que ku nekk sa faydu ngay gàdde suñu gàdde moo tax marabu yi mënatuñoo nekk lobby si ne ni pour ñu daje nekk benn day jafe ndax loolu blocage la pour ñoom ñu nekk lobby ci réew mi donc loolu bokk na ci li nga xam ni maanaam mooy li politiciens yi di profité ci seen côté bay mën a yàq seen liggéey dañu mën a taxawee ci wàllu diine ji li ci wàllu maanaam vote xam nga yàlla moo ni inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim maanaam vote bi nga koy def yaa ngi wan ni yàlla li fi nekk neex na wala neexul parce que yàlla nee na yéen du yéenay sotti yéen am ngeen pouvoir sotti parce que dama ni maanaam baatu isoloir bi ñu ko waxee yow ñi am dégg-dégg dañ la ni demal yàgg sa borom ngeen wax man loolu laa dégg man bu ñu la yóbboo ci isoloir dañ ne demal nga wéet ak sa borom nga wax ko yaay kan ndax kama takunuuna yuwalla aleykum léegi demal ni yàlla man je suis opportuniste dans l'urne nga taxaw ni
man kat kii may woteel su gagné dina defar sama affaire kii jox la muy 10 000 kii opportuniste 50% opportuniste moo xam ne Sénégal c'est des opportunistes mu falal leen un opportuniste moo leen ni opportuniste baaxul moom la ñuy dund léegi asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw Mouhamed jërëjëf waaw loolu de mooy li am kama takunu yuwalla aleykum waaw loolu qaayida bu yàgg la inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kon nag nit ñi war a am pastif ngir bëgg a soppi seen mbir yàlla sa borom dimbali leen ci loola kàddu yi am na solo kon dañuy jox Mouhamed Lamine Diop Mouhamed Lamine Diop laaj na kàddu pour def contribution waaw xam naa ni 2 minutes lañ joxe rek. xam naa maa ngi tàmbale rek nuyu suñu kilifa yi toog na yàlla fay leen yéeg waxtaan wi am na solo lool daanaka damay laaj rek man ndax tey ci man bisu jàng la bu rëy jëriñ naa ci lool laaj bu njëkk bi daanaka imaam moom la mujjee xam nga maxraj bi yenn borom xam-xam yi amoon nga xam ni nii nit ki am na droit de poser candidat te mu nekkoon ci suratu Yuusuf imam Dame Ndiaye bi muy wax nee na amul contradiction ak xadiisu yonente bi alayhi salaatu salaam léegi kon te ñun ci débat bi nii mooy il faut maanaam li ñuy mooy il faut ñu participer dem wate ji te léegi nag ñii woote ñi bokk ci wate yi mooy da ngay poser candidat ni dama bëgg a nekk président léegi kon naka la ñuy dëppaleeg loolu ba léegi loolu moo desee leer ci man loolu laaj boobu su fekkee leer na beneen laaj bi mooy man Sénégal xam nga fi mu ne nii bu li ñuy seetlu mooy daanaka dafa mel ni kii borom ñaari tur yi ñi ngi mel dañu fi am si doole te xam ngeen ni am na président bi fi ñëw dikk ba ci palais bi am lam wax fa lam fay wax mu mel ni ki kon am na jamaatu dëxt boo xam ne ni mais oustaz Mouhamed Lo bi mu waxu ko leneen leeti mooy juif yi aussi tim juif yi tim gis nañu suñu politiciens yi daanaka kenn ku nekk yaa ngi jëkkantu pour wax lu leen kontaan loo mu mel ni jamaatu dëxt la te oustaz waxu ci loolu itam man doon naa séentu mu wax ci mais waxu ci te yaakaar naa ni problème la boo xam ne ni tim war nañ ko mën a considérer ni jamaatu daxt la leneen li mooy li ma bëgg a wax mooy xam nga oustaz yaakaar naa ni ci élection parlementaire yi jàll mooy gis nañu ni daanaka association islamique yu baree bari kenn ku nekk da nga bëggoon a nekk député te liste bi maanaam li fi nekk ci ay association islamique bari na lool loolu problème la xam nga ni ñuy waxee ni parti politique yi dafa bari 300 parti mais association islamique yi aussi bari gi ñu bari tax na mënuñu am député assemblée mais loolu tim lu ñu war a régler la te jàpp naa ne li fi nekk ci ay association bari nañu lool te imam Mbaye Niang macha allah yàlla ko yàlla fay li mu wax leer na naññi te na képp ku ko daan topp da ngay xam ni daana fa liggéey te ñun dañoo soxla ñoo xam ne ñuy défendre foofu am na loo xam ne mënuñu koo xam lu dul dañuy am ñoo xam ne ñoo ñu fa nekkal donc loolu problème la kon association islamique ñu xool seen biir nu ñuy mën a def ba loolu su jotatee ñu am benn candidat waaye kenn ku nekk ni man may falu loolu moom du lu mooy jariñ wasalaamaaleykum. jërëjëf Mouhamed Lamine Diop sa laaj bi panélistes yi bind nañ ko mooy nu ñuy dëppalee diggante bañ a laaj gi ak candidat juri ni mu bindoo na danañ ci dellusiwaat donte nag leeral nañ ko waaye danañ ci dellusiwaat ndax mu gën a leer Cheikh Bamba Dioum Cheikh Bamba Dioum waaw moom moo bindu woon de auzubillahi shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu dinaa tënk mais damay féliciter ñi organiser waxtaan wi mais pour bañ a jël temps rek damay àddu si ñaari intervention yu am solo mais ma bëgg ko relativiser ci sama gis-gis
muy gis-gis bi wane ne vote obligatoire la ak gis-gis bi wane ne le leader d'opinion walla le chef religieux dafa war a am une neutralité ñaar yooyu laa bëgg a intervenir dama ko bëgg a schématiser rek pour sama intervention bu ñu jàppee ne peuple bi moo toog nii ñi war a voter toog nii nga xam ne ñoom dafay mel ni ñuy proposer ay produits pour jox ko ñi ñu teg fii ñaari ndab lii poson la ndab lii saafara la luy jariñ population bi la ñu tànnloo peuple bi ki nga xamante ne moom mi ngi ci peuple bi te xamul ndax lii poson la walla du poson su vote obligatoire mën na tànn poson loolu tax ma ne dama koy relativiser kon li ëpp solo mooy kiy voté na xam li muy voté lan la foofu la ñu war a accentuer loolu lu muy tekki mooy ñi xam walla boog ceux qui sont censés savoir ñooñu ñoo am obligation dem si ñu xamul xamal leen pour ñu bañ a tànn poson loolu benn la mais loolu dama koy indiwaat tamit ci chef religieux bi société bi ni ko imam waxee ñaari pouvoir ñoo ko yore le temporel et le spirituel mais suñu malheur ñun Sénégal mooy le temporel ignore le spirituel daf ci xamul dara te sax day teg ay politique yu koy faagaagal le spirituel pour l'essentiel moom tamit xamul ban temporel moo baax ci société bi pour l'essentiel ce qui fait que ñi nga xam ne ce sont ñi ma tuddee ceux qui sont censés savoir entre guillemets ñoom ñoo am devoir dem ci ñaari nit noonu le peuple qui ne connaît pas et le chef religieux ki nga xam ne xamul lu ko ni ñu koy waxeeti le temporel bi war a jëm ci kii ba mu mën a tànn temporel bi nga xamante ne nii poson lay proposer donc pour man du ma mën a wax ne le spirituel dafa war a neutre parce que parmi ce spirituel là am na ci ki nga xam ne xëy na moom xam na est-ce que ki xam am na droit gis kiy proposer poson ak kiy proposer saafara su baax mu nopp ci loolu mooy suma question asalaamaaleykum wa rahmatullah xam naa ni mbokk yi enregistré nañ ko xëy na rek ngir yokk ci parabole bi ndax parabole dafa war a leer te leeral nga ko gaa ndax poson la ak njëriñ waaye nag am na beneen mooy d'accord ma ci poson d'accord ma ci njëriñ waaw loolu il faut population yi bàyyi ko xel mooy dem wote ji du ñu rek woteelal kenn ci ñoom bu la neexee nga ni maa ngi dem de def sama warugar waaye damaa d'accord ak système bi loolu mooy bulletin blanc waaw benn ñi wax ñëpp d'accord ak ñoom wala système bi ñuy wotee ci laa d'accordul moo tax man bulletin blanc lay def bu ko defee bu ñu compter dañ lay compter wale am na nu muy toll di nga remettre en cause tout le système waaye loolu lépp moo gën dem toog ba nga say loxo waaw bu dee d'accord dama nga ni d'accord ak kenn ci yéen ñëpp ñu wax. Maguette Gueye bismillah. Imaam Mbaye wax na ko sànq ji bi mu joxe exemple ci Sëñ Fall mu ne Sëñ Fallu ne Senghor ñëpp ni ñu déggee Senghor mooy Sëñ Fallu dafa Senghor da ko jàppale ci mu tabax jumaay Tuubaa moo ko jàppale. donc loolu sax question diine waaye yaakaar naa war na mën a gën a xóot ndax bu fekkente ne nit yu diine yi seen doléance mooy àdduna rek dañuy xaw a def mu xaalafa ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi muy commencé ci daawaam ci Makkatul Mukarram ñëpp wax nañ ci siira ne dig nañ ko maanaam lu nekk promesse bu nekk joxoon nañ ko pour mu bàyyi li muy woote def ko far ko mu jox ko àdduna mais mu ne wallahi bu ngeen ma joxoon àdduna ak li ci biiram jël weer ci sama loxo ndeyjoor jënd sama loxo càmmooñ du tax ma bàyyi li muy woote mooy que nit yi diine yi daal seen taxawaay ci lislaam moo xaw a des ndax seen bëgg-bëgg ci nguur daal jàpp naa ne warul nekk kese rek dëkk bu ñu la defal la tali defal leen làmp defal la tabaxal la juma wala defal la bëgg-bëgg àdduna yooyu kese warul ne doon ci la bokk waaye yaakaar naa daal diine ci état maanaam nguur nu muy fexe parce que ñun bu ñu développé c'est suñu iman développé amul njëriñ dañu war a boole ñaari développement mooy développement ñu développé ci suñu ngëm d'abord suñu ngëm mu yokku mu aaru loolu d'abord bu ñu amee lu pare rek door a bëgg àdduna mu prospère mais bu ñu prospérité àdduna kese
ca suñu imaan nekk imaam daif wala doxuf wala sax ñàkk ko su boobaa yaakaar amatuñu jërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi gërëm ñëpp la sant ñëpp. gannaaw sant yàlla ñu ngi rafetlu qualité débat bi te gis nañu ne tamit intervenant yi jéem nañu seen kéem kattan jéem ñu tënkal li nga xam ne mooy l'essentiel si thème bi ñu proposé mu am nag lu bari loo xam ne bëgg nañ ko ci wax mais dañuy jukki rek ñaari tomb bu njëkk bi mooy lu dem si wàllu assemblée nationale man damay fàttali ne rek assemblée nationale si xew-xewu 62 bi ñun jàng nañ si ne daanaka ñoom ñoo jaay seen pouvoir président de la république parce que amoon nañ ko ñu woo leen ne leen kaay leen ngeen renforcer pouvoir président de la république kon tey suñu jooyee ñoom ñoo tooñ seen bopp parce que voté wuñu si kër dañu ne voté wuñu assemblée nationale mais kër Senghor la ñu voté xaw ma en tout cas benn lieu boo xam ne te proposition waaw te xamoon nañu ne lii la ñu bëggoon c'est-à-dire ñoom ñu wàññi seen doole jox ko président kon tey bu ñu ñëwee di jooy loolu leneen la quoi teewul ba tey mën nañu gis nañu ñi ngi soog a gis erreur bi war nañ ko mën a corriger loolu moom nañ ko si yóbbaale parce que président dafa am doole ba am doole si assemblée nationale tëbul rek mu am ko député yi ñoo ko nangu tamit kii dégg naa si waxtaan wi ñu comparé ni ñuy voté Europe ak ni ñuy voté si réewu Afrique yi loolu man damay wax rek ne dafa dellu si qualité population yi waaw dafa dellu si qualité bon mooy citoyen yi fay dund bon loolu moo may ma wax tuuti si électeur bi nga xam ne dañ ko corrompre mooy l'électeur corrompu parce que pour man mbir mi yëpp si moom la damay gis ne système Sénégal bi fii système bi dafa fexe ba nga xam ne ku nekk di nga am foo bokk loolu moom kenn mënu see mucc ba tax na boo gisee lu bon si état bi soo koy xeex sax sa clan ngay àndal soo ko xeexee ba pare li nga doon bañ ñooñu nga koy defaat encore donc affaire bi day kii donc pour man loolu c'est-à-dire critère clanisme boobu soit day dellu si wàllu religion waa ji murit la wala jullit la wala mu dellu si affaire u parti wala mu dellu si affaire u askan séeréer la même journaliste dañuy def jeu bi sax su ma ku formé woon parti léegi rek dañ koy delloo fu mu cosaanoo donc loolu ñuy dem da nga xam ne dafa ne kenn mënu si mucc dem nañ li gën a doy waar sax mooy administration léegi moo si gën a loru parce que booy dugg si bureau bi rek xam nga waa ji ban askan la bokk loolu ay source de corruption la moo tax man dama ne solution bi lenn rek la c'est ñu redéfinir relation wu citoyen bi ak la chose publique parce que Sénégal gëmul ne sax état moom individuellement état am na lu mu moom si moom Sénégal gëmagul loolu te pourtant ñun bi ñu nekk étudiant étudiants yi ñu ngi jooy ay bourse mais kuñ si jox bourse boo jàngee ba pare si yeneen dëkk yi dañu naan leen sa premier salaire état bi moo koy touché dañ koy nangu ba état bi bu ko fàttee sax ñoom ñoo koy dem signaler mais tey loolu kenn ñemeewu ko fi te pourtant dañuy revendiquer bourse nañu fexe ngir yàlla ñu redéfinir relation citoyen bi ak la chose publique te loolu kenn mënu ci dara diine dong moo ci te suñu waxee diine nag mooy nga dëgg alxuraan jëfe ko asalaamaaleykum wa rahmatulah. ngi delloo si waat valeur wu citoyenneté mooy nekk ci réew xam la fa war ak la nga amee réew ma nga taxaw ci loolu laaj bu am solo la xam naa ni li nga tudd ci wàllu assemblée nationale xëy na Imam Mbaye dana ci dellusiwaat wàllu corruption bi it réalité la wax nañ ko fii waaye corruption du xaalis rek corruption sentimentale it mi ngi ci léegi dem ci ab dëkk dañuy woteel diw ndax moo fi ñëwoon waaw moo ñëwoon fii la toogoon moo fanaan ci kër sëriñ bi wala moo fanaan ci kaw ci kër chef de village léeg-léeg nit ñi wote ci loolu kon corruption sentimentale it am na kon xam naa yooyu yëpp danañ ci dikk ci mbir mi Hassan Abdou Karim Diop di des tuuti rek la xam naa ni ñaari intervenant rek ñoo des da nga am engagement imam da nga am engagement
auzu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam taslim. maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di gërëm également panel bi ci ni ñu traité sujet bi. man maa ngi tudd Assane Abdou Karim Diop maa ngi bokk ci Fonds sénégalais de solidarité islamique actuellement maay le premier serviteur du fonds. alors nit ku ne nag defe naa ni jaar-jaaram ak njàngam ak kii dina tax ba perception yi di différé ndegam sama borom moo ni maa leen bind def ngeen wuute ngir ngeen xamante lii firnde la ci xamante bi ndaxte ku ci ne la mu ko jox ci xam-xam joxu ko moroom sama sëriñ bii li may jàng ci moom sëñ Fallou sëñ Daam Njaay mi bokkul wante day converger loolu daf ma indi ci mbir moo xam ni muy thème bi le vote un droit une responsabilité responsabilité ni ñu ko war a xame mooy celui qui répond de ses actes loolu mooy le sens de la responsabilité li nga def yow yaay voté yemul ci vote parce que c'est une intention d'abord et une intention c'est une promesse d'engagement pour une action action ba nag la ñuy juger muy responsabilité bi mais intention boobu il faudrait que mu reposer sur des connaissances solides tey jii ban parti politique moo fi am une école de formation politique PS a ko amoon ak PDS amoon na ko ak ñoom Sophie Ndiaye Sissoko mais depuis lors ay suivistes la ñuy am dans les partis politiques ay clients la ñuy am dans les partis politiques clientèle alors donc su fekkee ni c'est un droit nit ki est-ce que xam ne ni droit la je prends un petit exemple bi ma jox une idée de la classe politique au Sénégal muy le référendum un référendum Imam Mbaye Niang maa ngi wax sous votre contrôle référendum ça porte sur un point un référendum porte sur un point Sénégal laa gis ñu porter référendum sur 15 points boo d'accord ci 14 yi te d'accord ci benn bi looy def soo d'accordulee ci 14 yi te d'accord ci benn bi nooy def donc tout le monde s'est laissé piéger et le piège le plus grave mooy ça porté sur la laïcité et l'homosexualité laïcité dans l'État mais depuis 1960 l'État est laïque man am naa benn kilifa goo xam ni benn bés dama ko wax mbiru diine mu ni ma bett nga ma parce que compte tenu de votre statut nga may tuddal diine ma ne ko ci lan mu ni ma l'État est laïque ma ne ko yaa ko waxal sa bopp c'est l'État qui est laïque mais la population n'est pas laïque kuy dugg école kenn du ko laaj ban confession la bokk ban confession religieuse kuy liggéey dans l'administration kenn du ko laaj donc la laïcité est en action dans l'administration et dans l'État par conséquent c'était un faux débat mais dañ ci cibler nit ñi yóbbu leen ci ba nga xam ne finalement l'essentiel bi ñu bëggoon jàllale day jàll parce que loolu lañ leen lëndëmale mais pour cela nag léegi bu fekkee on veut être contre cela le premier des critères c'est le choix du projet de société dañu war a xam projet de société bi ñu bëgg projet de société boobu moom mooy indi nag le profil de ceux qui peuvent être destinés à diriger dans cette société projetée mais boo xoolee les 19 fonctions de l'État les fonctions de souveraineté 19 lañ man mosuma dégg quelqu'un indi son programme politique
ba évoquer ci ces fonctions essentielles de l'État, dont 5 aujourd'hui font l'objet de débats. Et l'une de ces fonctions économiques, l'une de ces fonctions de souveraineté, c'est le domaine relatif à l'économie, à l'énergie et aux finances. Tout se tient. Éducation, c'est un domaine de souveraineté et formation. La sécurité, c'est un domaine de souveraineté de l'État. Mais léegi ku ci ne dañuy embarquer rek yóbbuñu parce que ku ciy wax ak par exemple un éventuel candidat man gis naa ci ñu bare ñoo xam ni bu ñu toogee quelle est votre offre politique, il décline des souhaits, des vœux. Or un programme politique, un vrai programme politique, à part la déclinaison des relations entre les fonctions de souveraineté, le projet de société doit intégrer les modalités de financement. yow ñan ñooy financer ce programme? Est-ce que c'est la génération actuelle, maanaam par le biais de l'impôt, la taxe, ou bien par le biais de l'engagement des générations à venir, les prêts, les emprunts, ou bien dañuy jël suñu baat jox ko à des puissances ñu jox ñu xaalis mais wax ñu fi ñuy jaar, c'est le biais des subventions. Lan moo ñuy oui, par le biais des subventions, parfois remboursables, parfois non remboursables. Mais nit ki noonu lay déterminer woo pour xam kii fu ma jëme wante man toog ba ci yàgg rek daal di ni bon man de damay def près de tant de milliards, bon la génération de 2050 dina ko fay. Non, c'est pas comme ça. Gis nga mbiru politique dafa am noo xam ne noonu lay tëddee. Man je vois que beaucoup de politiciens ñu baal ma nag parce que li koy lal le plus souvent moo di les systèmes. Man de bu may dugg ci benn kii damay xam ni un système, defe naa le prof de maths ne me contredira pas, c'est un ensemble d'éléments. Et lui-même ce système-là va constituer un élément dans un système macro. Donc ñun société bi ñuy projeté naka lay jëflanteeg yeneen société yeneen état yi, mais kiy ñëw di la proposer ni la man dama bëgg nekk président de la république yooyu yëpp dafa la ko war définir. Mais ñëw bu teyee mu dugal la fii bu soo amee parce que politiciens yi noonu la ñuy def. Rarement ngay gis un parti politique, un leader de parti politique buy fekki gouvernement tenir un congrès pour se prononcer sur la question. Bu ñuy dugg dañuy dugg, bu ñuy génn dañuy génn, du ñu tàggu kenn, du ñu tàggu seen base. Mais avec ça ñoom ñëpp dañuy leen di def rek des moutons de Panurge. Et c'est ça qui est dangereux. Par rapport à l'islam, proprement dit, moi je pense que dans une société à projeter, il faut qu'on ait un islam productif. Moi, ñi nekk ci diine ji nag xale yi gis li diine ji réaliser dans ce pays. Lan la ñuy réaliser? Marabout yi on les aime bien, c'est bien. Mais nag ñoom tam war nañuy booloo léeg-léeg investir dans un domaine boo xam ni dañuy xam ni kii l'islam a ko liggéey, xale yi l'islam di ci liggéey, ainsi de suite xaalis bi des ci Sénégal. Mais yooyu dafa di yoo xam ni man bon doon naa approché yenn kii xool xaalis bi nuñ koy doxale. Mais bi ma gisee et ñëpp constaté nañ ko ni fi xaalis bi jëm. On se demande s'il ne faudrait pas qu'on fasse ce que le bon Dieu a dit, sunu borom wax topp leen yàlla topp yonent bi topp kilifa yi nekk seen biir, mais bu ngeen demee ba nga xam ni gisatu leen wala d'accordatu leen dellu leen ci diine ji te mooy ci ngeen dellu ci téere bi. Waaw man nag dama ni ci yu wat demee noonu bare na point yoo xam ne dëgg-dëgg mënoon nañ ci wax, parce que y a beaucoup de points qui ont été soulevés, il y a beaucoup de débats, beaucoup de points. Monsieur le député, gis nga bi ngeen di voter la constitution de 2001 ñu bari dañu riir parce que bëgg Ablaye Wade. Mais comment a-t-on défini dans la constitution le domaine du président de la République?
tout ce qui n'est pas du domaine législatif. Ah oui, mais yéen a ko voté parce que en 2001 da ngeen d'accord woon yëpp nañu ni c'est quelque chose de nouveau léegi ñu cité ah oui MRDS pas été contre waaw c'est vrai nga jégal ma dama ko fàtte mais on a listé le domaine de compétence de l'Assemblée nationale alors que pour le domaine du président de la République dañ ni li ci des yëpp président ko moom te sax il peut agir par voie d'ordonnance dans le domaine législatif donc fii sunu réew parmi toutes les institutions benn institution physique bu ñuy jëmmal rek moo fi am muy président de la République yi ci des yëpp structurel la Assemblée nationale Conseil économique social ainsi de suite donc moi je pense que ñun bu ñuy waxtaan yooyu daf ci war a kii ñu recentrer le débat quel sera le rôle de l'islam dans ce projet de société là bon beneen bi nag ma terminer ci loolu affaire homosexuels yi rek laa bëgg a wax ni bu ñu gisee loo xam ne daf ñu naqadi notre principale arme mooy lan dajee benn bés ku ci ne ci jàkka yi jumaa yi ñu ñaan suñu borom dindi fi loolu defe naa ne buñ ci saxoon léegi suñu borom jàppal nañ ci. asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Diop xam naa ni contribution bi am na solo. feeñ na xam nga c'est le secrétaire nekk na at yu bëri secrétaire général la ENAM. boo kay kon nag expérience bi feeñ na man maa ngi séentu ci moom mu produire ñu benn document ci ndax li professeur Yuri wax dafa am solo léeg-léeg xalaat yi minute yu ndaw yi du maye ñu mën koo jeexal waaye li mu fi wax ku ko dégg xam ne expérience la waxee ak xam-xam kon ku mel ni moom ñi ngi séentu 19 points yooyu mu defal ñu ko ci benn document nga xam ni daf ñuy mën a may ñu am document de plaidoyer waaw kay xam ko gëstu ko lënkale ko liñ gëm fexe kuy wax ak ñun ci wàllu projet politique ñu mën laa tegal lu mel noonu. waaw kay bëgg kon baax na kon ñu jàll ci Ibrahima Diallo ñu joxe contribution te muy gàtt nag ndax waxtu bi daanaka jeex na Mandiaye Ngom moo ci mujj. salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak i santam di leen baal àq di leen baal àq di rafetlu jootaay bi man juste ñaari question rek laa amoon pour être bref bi ci njëkk imam Dame Ndiaye donc ci wàllu vote bi dafa ne lu obligatoire la daa maanaam farata la ba professeur wax ko est-ce que nekkul lu waaj parce que man ni mu ko déggee mu ngoog ni mu ko déggee mooy mu ngoog su ni ma ko déggee mooy bu vote amee bu dee man candidat yi nekk yëpp rafetuma lu ma peut-être seeni programme su ma ko def maanaam su ma demul voté bàkkaar lay am donc man noonu laa ko jàppee daal bu dee ndéem loolu la bu dee cas boobu la léegi ci ñaan ñi gën a yées obligation vote bi am na ma dem bay voté est-ce que man je suis pas comptable peut-être des actions éventuellement que candidat bi ma voté maanaam ki gën a yées ki tane ci ñi yées def ëllëg maanaam keroog yomal xiyam masalan ma votel nit koo xamante ne ci programme am ki jëm rafet na mais doyuma mais comme obligation vote la def naa ko ëllëg action yu muy def ndax man suñu borom subhanahu wa ta'ala du ma ci xisaab beneen bi ci tegu donc pour être plus efficace mooy wàllu contribution comme imam Fadilou Tall ni mu ko waxee ni neutralité amul bu ñu sukkandikee ci loolu ndax yéen Ligue des imams parce que aussi ay acteurs ngeen aussi ni ko imam waxee da ngeen cee war a bokk te imam Ndiaye ni mu ko waxee expliqué léegi nekk na loo xamante ni qualification yi bari na ndax laajul yéen ngeen xool ban contribution ngeen war a am pour élection yi di am maanaam su ma waxee contribution mooy est-ce que laajul ngeen def benn mémorandum peut-être buy définir ay critères yu mën a dimbali julliti ñu xam na la ñuy voté est-ce que laajul aussi mémorandum ngeen def ay engagement maanaam ay SLA service level agreement yoo xamante ni dafa am lu ñuy laaj maanaam suñu engagement ñun lii lañ bëgg ñu wax ko population bi kenn ku ci ne ngeen def ay panel candidat yi ñëw foofu ñu wax leen ñu engagé wu par rapport ak pour ëllëg ñu mën leen prendre au mot ou bien aussi am candidat comme ne ngeen qualification yi bari na am na ay ingénieurs te yaakaar naa njiit sax dëgg-dëgg du ci wàllu programme mais man ci jëmm ji man je voterai plus pour la personne que pour le programme parce que programme mën nga ko bind experts yi ñu ngi fi mën nañ ko bind ñëw teg ko mais après waa ji bu dee moom amul probité morale amul iman amul pas-pas mais bu ko neexee du ko exécuter et pourtant yow ci efficacité da nga jàpp ne yow kii programme bi dox man je suis plutôt pour la personne définir critères yi nga xamante ni jëmm ji moom la am daal bu dee am na ngeen wax ñu jàppale ñu ci quoi wasalaam loolu laa amoon contribution. dégg nañ ko xam naa ni
gisuma nag ñu jël note xanaa Imam Mbaye laa gis mu jël note. moom daal gisuma muy jël note. après nga fàttali daal laaj yi bari na ndax ñu bari laaj nañu li mu laaj ci wàllu mémorandum xam naa dafa xaw a ndur rek li ma wax la sànq ci wàllu code bi code de statut personnel bi xëy na dafa bëgg moom ñu def mémorandum boo xam ni imaam yi dañ ciy wax li ñu bëgg président taxawee ko def sax lu mel ni engagement yaakaar naa ci assises yi imaam mën na ca dellusiwaat defoon nañ lu mel noonu def engagement yoo xam ni ñi ci d'accord dañ koy signé ndax imaam yi war nañoo mën a def lu mel noonu orienté nit ñi homme politique yi ñu ñëw signé ko bu ko defee ñu xam ni signé nañu seen engagement waaye nag li mu wax am na solo ndax engagement it ki am valeur ci moom mooy ki koy respecté boo ko respecté boo amul valeur ñu jàll ci Mandiaye Ngom moom moo ci mujj. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ñaanal ñu fi teew yëpp yàlla defal ñu yiw si barke weeru koor bi man sama laaj mi jëmoon si Mame Mbaye Niang man dama am benn objectif maanaam si ne comme jotaay diine moo nu fi dajale woon te si diine la ñuy wax ma gëm ne man sama bopp maanaam réew mënut a dox te diine lalu ko kii nekk jiit ëllëg xaw ma kan lay nekk waaye faaw mu am lu mu làmboo si diine maanaam faaw muy demee diine daal xalaatu diine te Imam Mbaye Niang dañ ko daan gis si géewu politique bi ma gis ne léegi am na ñeneen yu wàll si yeneen parti yu wàllu si wàllu diine bi si wàllu pouvoir bi sax di ma si ñoo xamante ne ñu mbubboo diine loolu laa ko mu tuddee daal mais comme waa diine lañ ma gis ne est-ce que jotul ñoom Imam Mbaye Niang ñii ñu def coaliser pour ma def benn kàddu laaj réew mi si tuuru diine ñu mën leen ko jox man loolu moo nekkoon sama position daal si jotaay bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam jërëjëf laa dem kon leer ñu ngi dem ci imaam kon damay jox kàddu gi Imam Mbaye gis naa ko muy ndoxe bu ko defee mu tontu ci cim ndoxe yëpp am na ay questions yu ñëw yoo xam ne ay questions écrites la mën naa ko lire yi nga xam ne war nañ cee mën a tontu dafa mel ni ñu bari ci kii la jëm waaw loolu laaj yoo xam ne ay laaj personnel ndax kii mi ngi laaj imaam ndax dafa nekk ci parti ba léegi war a newu ci loolu am laaj la boo xam ne moom ay laaj personnel la waaw kii mi ngi laaj aussi loo xam ne ci histoire la ci diggante Senghor ak Cheikh Anta lan moo nekkoon seen wute ci wàllu politique xëy na kooku it laaj bu wàgg la kii mu laaj ndax mën nañoo am njiit lu dëggu lu mel ni Mamadou Dia ci Sénégal ndax mënati nañ ko am dal loolu nag ab laaj la ndax xëy na it am na subjectivité tuuti waaw ndax laaj na loo xam ne dafa jàpp ni mu jàppee la laajee kon ba jox imaam mu tontu laaj yi mu jot a bind bu ko defee ñeneen ñi complété ko waaw bismillah. waaw li ñu fi jot na tey ci contribution ak laaj yi am na ci question yu bari yoo xamante ne bii waxoon naa ko ci tàmbali bi boo demee ci conclusion assises nationales yi wax dëgg yàlla am na ci ay réponses adéquates yoo xamante ni bii ma ngi ci ndax jàngat la bu am solo boo xam ni def nañ ko te ñi ko def ci yéene lañ ko defee ci amoon nañ compétence yi les pouvoirs exorbitants du président de la République kooku nekkoon na question bu ñu traité ci assises nationales ba gis ni dañoo war a wàññi pouvoiru président mu bañatee am yu bare bare yoo xamante ne bii daf ko yor ci loxoom loolu dina indi séparation bi am ci pouvoir yi ci benn bu ci nekk am indépendance bokk na ci boo xamante ne bi fi mu nekk nii magistrat yi ñu ngi ko posé mel ni que le président dootu nekk le président du conseil supérieur de la magistrature bon kooku ñu ngi ko posé fi mu nekk nii te mën na aboutir bu loolu amee na tax justice bi gën a am indépendance en tout cas ñu defee ko dañ ko waxee ci assises yi am naa yaakaar ne dina baax bon beneen bi mooy assemblée nationale wax nañ ko pour mu gën a am indépendance bokk na ci président bu mu jiitee ci parti politique bi nga xamante ne bii moo ëpp importance ci majorité bay gouverner waaw loolu moom amut bon wax nañ fi ci affaire référendum bi aussi ça c'était effectivement un problème waaw parce que ni ñu agencé question yi ni ñu ko préparé ak yëpp peuple bi amuloon jot pour xam exactement ci li leen di laaj lan la bon loolu aussi taxoon na mu indi problème am na ko posé référendum oui ou non la bon mais
question yi ñu posé woon yëpp ñu nekk xam nga ñaata question am na yoo xamante ni bii 15 questions yii mën nga ci d'accord yii mën nga ci d'accord mais boo wootee oui mooy d'accord nga ci yëpp loolu aussi c'était un véritable problème bon am na ko fi posé problème relation bi am entre citoyens yi ak les biens publics ak la chose publique bon loolu man jàpp naa ni ma nga faussé dès le début le faussé avec la politique du président Senghor parce que président yi nga xamante ni bi ñoom ñoo wuutu colonisateurs yi ci bopp état yi mission première yi ñu amoon mooy fonder des états et des nations état yi doon fondé mooy état yi ñu définiroon ca Allemagne en 1800 fàtte naa kii bi en 1865 ca lan rëddoon séddoo Afrique ni fii kii fii la yem kii fii la yem kii fii la yem bi ñu amee indépendance kenn ku ci nekk li nga amoon mooy nga defar état ba pare def une nation ci biir bon état bi itam comme ni ma ko waxee yaa ngi ko doon tabax ci ni Occident gisee état waaw te nga xamante ni adduna bi yëpp fi mu nekk nii notion état boobu leen jël mooy état du affaire u diine du affaire yomal xiyam bon Senghor tabax na état bu mel noonu ci wàllu woowu dafa teg na fi lu dëgër loo xamante ne bii ci la réew mi di doxee waaw am na ñetti pouvoir yi am na une armée une gendarmerie une police une administration boo xamante ne bii boobu ba léegi mooy yor réew mi te ci wàllu woowu dëgër na mais est-ce que dëppoo na ak ñun suñu bëgg-bëgg ak dëppoo na suñu bëgg-bëgg dëppoo na ak suñu jëmuwaay ak dëppoo suñu loolu mooy question yi ñuy posé effectivement dëppoowul ak suñu jëmuwaay parce que dëppoowul ak suñu pas-pas l'état est laïque te mënul nekk lu dul laïque parce que fa mu jógee itam l'état est laïque voilà donc problème yooyu ay mbir la yoo xamante ne bii aussi jéemoon nañ ci waxtaan ba peut-être gis nañ ci ay brèches pour solution fi Senghor amee problème mooy la création de la nation waaw nation le Senghor am problème bi ñu koy créer parce que pour créer une nation fi nga mën a balle rek mooy la nga xamante ni bi nation bi am na ko de commun ci wàllu histoire ci wàllu culture ci wàllu jëmuwaay ci fii Sénégal li ñu am de commun ci wàllu histoire ak ci wàllu culture yépp ci diine la balle te li ci ëpp ci diine l'islam la moo ñu boole donc ñun ñu nekk un peuple homogène ci wàllu woowu mais valeurs yooyu Senghor ne s'identifiait pas à ces valeurs moo tax Senghor bi mu ñëwee mu créé ay repères yu bees pour la création de la nation négritude mu développé wu ci ba sonn la danse fecc culture pour moom ça se résume à la danse bon comparé ak li kii wax je pense donc je suis moom théorisé na bu baax a baax ba aboutir ci ni je danse donc je suis bon te ñun ñëpp xam nañ ni danse amul valeur fii ci Sénégal danse c'est une pratique d'abord féminine et dégradante mais indi na fi benn école bu tudd Moutarafri théoriser la danse te gis ngeen li mu jul ci réew mi bon donc loola moo tax état ak nation am séparation parce que ni ñu définir nation ñun gisuñu ci suñ bopp ni ñu définir état aussi gisuñu ci suñ bopp nit ñi gisuñu woon ni état bi daf fi nekk pour ñoom au contraire nit ñi dañ gisoon ni état bi dafa nekk fële ñoom ñu nekk fii gis ngeen bien public notion bien public bi ñu ko commencé xam yàggut bu njëkk robinet bi daan xel ci mbedd bi ñu ne bàyyil état bi mooy fay bon oto bi waa ji ñu ko jox pour mu koy servir mu ciy servir pour administration yi pour dox yëfu état bi daf koy moom te kenn du ci gis dara parce que nit ñi gisuñu woon seen bopp ci wàllu état loolu yooyu problème yoo xamante ne bi il faut ñu régler ko comme ni ko moom mu posé pour ñu mën a avancer citoyenneté gi itam loolu am na ci problème pourquoi ñun mënuñu sentir ni ay citoyens par rapport ak réew mi ñu dëkk mbirum citoyenneté c'est très faible au Sénégal bon day feeñ ba ci lépp ba ci nit ñi toppatoo suñ bopp nit ñuy intéressé wu ci kii bi ni hôpital bi ka fay liggéey la muy def yooyu yëpp daf feeñ donc ay mbir la yoo xamante ni depuis le début la faussé te ci assises nationales yi gëstu nañ yooyu bu baax a baax ba indi ci ay brèches de solution bon d'accord naa ak imam Abdou Karim ci li mu wax ci wàllu parti politique yi lu formé parce que parti politique aussi boo ko xasee ba créé nga am ay militants da nga leen di créer ci idéologie ba nga xamante ni bii moo tax nga créer parti politique ba mais ñaata parti politique ñoo am idéologie fi mu nekk nii bon les gens parlent de la mort des idéologies donc boo amee parti politique
ci amuloo loo jàngal sa militant yi mais doo def école du parti bon parti bi nga xamante ni bii moo ko fi amoon itam gis nañ ni mooy parti bi gën a dëgër Sénégal bon PS mën naa wax ni c'est le seul parti au Sénégal bu organisé wu ci anam boo nga xamante ni bii mën naa wax ni c'est un parti politique waaw loolu moo li tax mu existe ba léegi ak soubresaut yi jaar ci moom yëpp mooy ñi ci nekk dañ leen a formé ñi ci nekk dañ leen a formé ci idéologie bi tàggat leen ci ba ñu xam fa ñu nekk moo tax ñu nekk mais en dehors de ça pour am gis beneen parti boo xamante ni bii def na comme moom ni mu def c'est amu fi bon donc loolu li muy jur mooy da ngay nekk ci parti politique bi doo xam fi nga jëm da ngay topp njiit li rek bu defee dëgg nga topp ak moom bu defee lu dul dëgg itam nga ànd ak moom parce que mooy sa njiit loolu nag du développer la am réew bon loolu day mujj parti politique yi nekk ay parti yoo xamante ni bii du contribuer bu baax ci kii bi mbirum religion ci ni réew di doxee loolu ñun ñëpp xam na ni lu am solo la mais fii laïcité bi dafa séparer diine ji ak doxalinu état bi waaw man bi may dem assemblée nationale premier jour ban toogee commission problème bi posé wu woon mooy ndax dañ maa war a wax imam wala waruñu wax imam waaw première commission bi ñuy appelé waaye bi muy seet comme ni ñuy def ci école yi rek diw di bi muy woon nit ñi dafa agsi ba ci man muy lan laay wax imam laay wax wala Mbaye Niang bon les députés se sont prononcés man ma ni jàll am ñu wax ni non buñ ko wax imam parce que fii di bi ñu waxee ba pare ma ne ko man nga wax ma imam moo ma gënal waaw bu dee li nga may wax rek nga wax ma imam moo ma gënal bon beaucoup de gens ont résisté Mbaye Niang mais xam nga yàlla rek lu muy def moom kenn mënu dara mujj gi imam Mbaye Niang gi moo emporté ci lépp lu mu mën di doon parce que suñu ma présenté Mbaye Niang nit ñi duñ xam dem naa ànd naa ci benn délégation ki doon lire délégation yi wax ni Mbaye Niang personne n'a fait attention mais chef de délégation bi muy wax ba ni imam Mbaye Niang ki sëriñ ba dafa jóg waaw donc loolu posé wu na ci assemblée nationale débat diine posé wu na ci assemblée nationale julli àjjuma jot ñu war a dem julli ji àjjuma nit ñi bañ posé wu na ci assemblée nationale te fi ñu ko teg yëpp mooy affaire laïcité la alors que loolu jàpp naa ni laïcité Sénégal melul noonu laïcité Sénégal même bi nga ko ci benn téere bu Abdou Diouf bind laa ko gisee woon mu ni la laïcité n'est pas contre la religion te boo demee ci constitution bi wax na ni état bi dafa war a dimbali les communautés religieuses ci ni ñuy éduquer seen njaboot ak ni ñuy doxale seen i mbir mais ñi mu amee ay intégristes ci partout y a des intégristes laïques nga xamante ni bi ñoom jàpp nañ ni affaire yu diine kenn waru ci wax dara loolu nag nit ñi ñoo koy régler seen bopp parce que am na yoo xam ne c'est pas interdit ñu toog assemblée nationale julli jot nga jóg julli ji loolu kenn aayewu ko waaw loolu kenn terewu ko bon di wax ni bismillahi rahmaani rahim aussi kenn aayewu ko référé wu ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam kenn mënu ko tere kenn parce que nit ñaa ngi référé wu ci ñeneen li ñu bañ mooy nga sos parti politique ni balaa nga ciy bokk nga nekk jullit waaw loolu peut-être mën nañu ci d'accord wala nga sos parti politique ñu ni balaa nga ciy bokk nga nekk ab olof wala ab séeréer yooyu constitution bi daf ko tere parce que mën na indi xaajaloo ci aw askan mais nag ay références yi moom wax dëgg yàlla si ubbeeku ku mu neex boo demee nga défendre la nga gëm à l'Assemblée nationale parce que assemblée nag nit ñi la ñuy gëm nañ fay défendre wax nañ ko léegi bon li may jeexale mooy ñaari question yi nga wax léegi te mooy lan moo doxoon diggante Cheikh Anta Diop ak Senghor ba tax jubóowuñu loolu wàllu jëmuwaay la bon Senghor ni meloon ak ni Cheikh Anta meloon bokkuñu ci wàllu xalaat ci wàllu jëmuwaay ci wàllu objectif moo tax ñoom ñaar jubóowuñu woon te Senghor itam ñu ngi ko doon accusé ni bëgguloon kenn ku fës bëgguloon kenn koo xamante ni bii dafay importance ba fës en dehors de lui bon en tout cas ñoom ñaar ba kera yàlla dogal ñu génn àdduna jubóowuñu beneen bi mooy ndax mën nañu am njiit lu mel ni Mamadou Dia xanaa ñu ñaan yàlla loolu moom wax dëgg yàlla ci yàlla la dépendre ak ci Sénégalais yi bon ñun ci suñu bopp bu ñu ko bëggee dafa naa mbay li mu wax lu am solo la yonent bi saa sa moo ko wax mooy ni ngeen mel rek ku mel noonu mooy jóge ci yéen jiite leen waaw inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ñun ñu jéem a changer suñu bopp jéem a jub jéem a def lu baax bon su ko defee yàlla subhanahu wa ta'ala mën nañu may nu nit lu baax jërëjëf waaw wax na loolu de waaw
maa ngi ci parti politique ba léegi nii man maay président du comité directeur du MRDS mais nekkatuma responsable moral bàyyiwuma politique. jërëjëf mais laaj boobu laaju dafa intéressé ki koy laaj xam naa moo tax mu insisté ci li nga contribué kon am na solo ci tomb yooyu yëpp nga junj li ci gën a yitteel rek mooy bi nga mujjee tudd wax ni ngir ñu am daal ku ñu yaakaar ni projet am dëppoo naag suñu gisin il faut que ñun ñu jéem a mel ni projet boobu laaj ndax it nag kooka bi mu fi nekkee dëgg la gannaaw gi la ñu wax nii dañ ko rëccu waaye fañ koo xeexee suñuy loxo génnu ci kon il faut que nit ñi seen bopp ñooy bàyyi xel ni liñ bëgg il faut que ñu wutal ko ay yoon kon ma jox imam daam mu def contribution am ci laaj yi fi jib yëpp am na nag ku laaj bëgg nga del si wàcc ci li yonent bi tere ku laaj njiit ak ni nga gisee ni nit ñi laaj njiit war nañ leen a wacal ki ñu jàpp ñu moo ci gën. ok li ma gën a ñor ci yi ñu fi wax yëpp mooy ñu dellusiwaat ci li ma wax ne wote bi farata la am nañu saa sàll jéem la wàññi degré wax ji ne ma tey ñoo wax waajib mais bon pour man c'est la même chose loolu problème mu usul fiq la ay détails la boo demee ci aj sax léeg-léeg kii ne bii waajib la même jëf jooju beneen faqi bi ne ko farata la donc loolu taxumaa jóg li ma tax a jóg rek man li ma jublu li ma bëgg rek mooy jullit bi man pour man amul droit am réewam am ñu jóg di ko laaj mu xam ki ci gën mu bañ a wax kan la loolu laa wax loolu laa nag kat bu shahada la mooy nëbbu seede la te loolu da ciy rendre compte yàlla loolu laa bëgg wax ku ko def di nga ci rendre compte yàlla léegi ñu wax ne waa boo ko defee bu ñu ko defee mu nekk obligatoire mën na am nga wat ku bon loolu ci responsabilité bi la bokk yow li am solo mooy na nga mën a lay li ngay def yombal xew te dangaa war a ni nga yittewoo bañ a neutre ndax mënuloo ko noonu nga war a yittewoo ci xam ñaar ñi koy laaj nu ñu seen jikko alxuraan dafay laaj wala taqfu maa laysa laka bi ilm alxuraan day bañ nga joxe sa xalaat ci loo xamul nu mu demee donc da nga war a am yitte gëstu ba xam ñi koy laaj ku ci tane da nga ko war def doo sukkandikoo ne xaw ma ko rek nga toog non da nga ko war def parce que loolu beneen warugar la ndax dañ laa tànnloo ñu wax la nga wax ku ci tane dafa laaj ngay def effort pour xam ku ci tane bon ku ci tane waxuma ki ci gën ku ci tane la parce que ñaari ci kan ñi nekk sa kanam yëpp ñu tane la ñu noonu nga tànn ki Sali Sall mi mën a jàngale day wax ne dafa am ku bon am ku bon am ku bon loolu am nga choix parce que ki bon moo tane ki bon ki bon moo tane ki bon donc am nga choix te loolu code bi sax may na la nga wane ne ñii kenn baaxu ci nga wotee noonu parce que loolu tam bu yomal xayman nga ko lay nga wane ñii kenn baaxu ci li nga mënta lay mooy toog sa kër ne sama yoon nekku ci ba pare ku fi falu ñëw aayale lu diine di tegee nga bàyyi ko loolu mënta nekk loolu moo mënta nekk loolu loolu c'est très clair waaw su ko defee voilà léegi kantaa nag ndax yonent bi dafay aaye ku laaj pala yooyu loolu man borom xam-xam yi gëstu nañ ci ba sonn mais l'islam lim ñu sant mooy kifaayatu raghibin Seydi Hadji Malick moo ko bind téere bu doy waar na téere boobu parce que yu bëri malheureusement ñi tijaan yi comprendre ñu ko tijaan yi murid ñi dul tijaan yi comprendre ñu ko war parce que jànguñ ko daf lim bunt bi mu ci mujj bind nga xam ne moom la tëjee daf ne est-ce que wuuteeg jamono mën naa jur wuute tontu ci masale fiq yi mu ne ankay wuute jamono mën naa jur wuute tontu ci masale fiq yi suñ demee ba jamono bi ku laajul pouvoir duñ la fal su boobaa jamono doo taxaw fii ne yonent bi ne woon ay bu ko kenn laaj du solution li ngay def mooy ñu koy laaj ku ci tane parce que benn musiba moo gën ñaari musiba voilà waaw loolu daal la jëm fii ne daal la ñu fi wal falu moom dañuy laaj même bu ñu leen ko aayee léegi nag yow fexeel ba ñu koy laaj nga tànn ki ci tane. kii nag nee na ligue bi lan la paree def pour yee population bi ndax dañoo jàpp ni am na lu ñuy xam. waaw loolu daal dañ ci jëm lu mën mais nag ñun ñëpp ci jàpp xam nga problème Sénégal liggéey ci Sénégal mooy ñu ngi seen gannaaw ñu ngi seen gannaaw daal moo yàq suñu liggéey bi parce que ñun ku nekk suñu kanam lañ soxla
xoolal daje bi xool li ñu def ci communiqué xool li ñu def ci communiqué fay nañ ci xamas lu mu tuuti 200 000 dollars def mobilisation dem ba proposé xaalis boo xam ne ku indi kaar ñu fay ko nit ñëw loolu beneen problème la léegi sénégalais yi dañuy bëgg nga def ñoom liñ bëgg mu am coût bi mu laaj bëgguñ ko c'est-à-dire réquisition bi mu laaj bëgg koo joxe yow lañ bëgg nga joxe ko ba pare ñoom ñu jariñoo ko loolu mooy problème bi gis nga fi mu ne nii ñu ngi wax dafa kenn wax dañ tànn ko mais fi mu ne képp ku mu wóor ne yow nit ko am diine nga sénégalais du ñu fal waaw dama bëgg mu pare dama lijjanti beneen problème ba loolu ñëw ci programme dama ne Sénégal gii ñuy wax ñun ñëpp xamante nañ dama ne ñu ngi jéem rek ñun ñëpp ay jéem waaye fi Sénégal toll mais bépp sénégalais bu ñu xam ne diine ñor na la duñ la fal parce que sénégalais yi bëgguñ ku am diine jiite réew mi ah waaw bismillah waaw du fal mukk nam waaw ñëpp topp ko mu joxe xaalis ba benn bis ñu ñëw fii Dakar fekk ko Dakar bu ko conditionné xam nga lu leen wax def ñu leen yéen bu leen ma fal man sama maire yi dama koy jënd ba mu jox waaw da koy jënd kay donc voilà waaw loolu nag ay remarque yu doy wàll donte ñi ngi gërëm ñi teew ndax communication bi moom ngir ñëpp yëg ko la rek waaye xam nañ ni jataay yu mel nii dana am fu nekk ci réew mi fu nekk am na jataay yu mel nii dama koy wax fii buñ fi dajee ma ne daje ñi def aéroport daje symbolique la ndax am na jamono discours bi ngeen fi dégg tey pour nga dégg ko fii rek ngay ñëw wala nit ñi dañ daan jóge Kaolack ñii jógee ba Casamance ñii jógee ba Fuuta ñëw déglu si ko fii léegi nag yàlla dafa barkeel discours boobu foo dem fekk ko fa tey dimanche ji mën ngaa wax discours bu mel nii ci téeméeri place ci Sénégal kon nag mbooloo mi baax na mu xaajale ko téeméer kon yéen ñi ñëw ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm Oustaz Sam dafa wax ci perception boo xam ni mooy réalité rek waaw bëgg nañ lu baax dañu wax ni sénégalais dafa moralisateur mooy bëgg naa waxee lu baax waaye jëfee lu baax moom ñaare dana koy xaw a jafe waaw moralisateur rek moom mën nañ ko waaw di wax ci lu baax waaye bu jëf jotee te ñi ngi tudd léegi Mamadou Dia waaye Mamadou Dia histoire wax na ñun ñëpp ñoo ko fekkee bi ñu koy sanctionné ñun ñoo ko fekkee waaw waaw loolu nag day wane ni mbir mi kon jar naa xalaat bu baax a baax mi ngi laaj sax ndax jotul nag ñu wàcc ci terrain bi sensibiliser nit ñi xam naa damay bàyyi imam Mohamed moom it mu joxe contribution am ci tomb yow imam dam na ci bëgg a dolli waaw loolu man kay waaw kay mu ngoog kon baax na waaw ñun ñëpp nañ dugg ci liggéey bi rek waaw kay mu ngoog kon baax na jërëjëf kon imam Mohamed nga contribuer ñu daal di tëj jotaay bi jërëjëf xam nga li ñuy wax booba tey naan programme dama jàngat teew bi nit ñi teew fii ma gis ne ci ak modeste bépp modeste laa ko wax rek maa Oustaz Moustapha Amar nii bari na ñu fi toog noo xam ne leen fendi la ko def mooy xëy na nag suñu doy lépp waaye nañ nekkee ñoom convaincre leen ba tax ñu bañ ne dañu am conférence fii ñu ne naa dem bu ma dikkee dinaa fi jëlee dara xëy na mbokk yi toog nii ñu ngi jóge unité 24 te li ma wóor boo leen laajul kañ la di place bii yaakaar naa duñu ko mën a wax mbokk yi jigéen ñi nga séeréer fële ñu soloon lu weex leen kol yu xonq yi itam loolu leen fay dugal dem nañ yàlla fay ñëpp ba tax na Sénégal toujours rek nit ki bari na lu muy def loo xamante ne maanaam nit ki lay xool maanaam nit ki d'accord nit kooku muy xool nag mën naa am mu yoro programme bu xam ne da koo convaincre waaye mën naa mu dee ko nit ki ngir ne ay relation yu ma séq ak moom moo tax ma ñëw wuti ko ci woote bi doonte la woote bi wax nañ ko ci rajo ba tax yaa ñu bari dégg nañ ko ci rajo bi jàllale nañ ko waaye li bëggoon wax rek mooy ne am na mbokk mu wax daf ne ma comme yaa tuddoon lobby yi groupe de pression yi dégg ma nga tudd góor jigéen ñi dégg ma nga tudd juif yi bi may tudd groupe de pression yi
musuma imaginer mukk defe ne ñëpp dinaa leen mën a tudd 7 minutes lañ ma joxoon 7 minutes yoo xam ne war naa jiitu ñëpp ak yeneen tomb yu aju ci bu doon waxtaane foofu juif yi bu fekkee ne am na fii ne groupe de presse yooyu itam groupe bi maanaam dafa nekk ci état embryonnaire maanaam léeragul bu baax a baax comme yeneen groupe yi tegtal bi mooy ne am na benn groupe boo xam ne ñi ngi def seen pression ñaari li gën a bari candidat bu ñëw bëgg a jël réew mi te ñu bari du leen xam ndax duñ nangoo feeñ moo te groupe boobu day nee nañ à peu près 50 familles lañ mais économie réew mi lu ci bari seen loxo la nekk néew na nga dégg candidat buy campagne nga gis leen fa waaye dañuy def ñu ko def ci suuf beneen groupe de pression boo xam ne du ma ko tudd ma ko tey it waroon naa ko tudd sax naa ko tudd sax ndax foofu sama réew la Maroc dafa laa defee sama étude supérieure wala benn partie ci loola bokk actuellement nee nañ système bancaire bu Sénégal 30% Marocains yi ko occupé 30% système bancaire bu Sénégal gars yi def gëstu nee nañ Marocains yi ko occupé actuellement 30%. lu bari mën nañu ko wax foofu ndaxte actuellement xam nga ñu ngi bëgg a dugg ci CEDEAO ñu ngi demandé pour dugg ci te it dañu yaakaar mooy boo sëgatu daal ci mujj duggi donte la économie sénégalais yi bari nañuy coow ñu ne bu ñu xasee bu dugg dana bari loo xam ne suñu économie danañ ko kii waaye day ko na saxal waaye li ci mënti xew man collaboré ku Marocain moom ma gënal collaboré ku tubaab waaw Marocain collaboré ak moom ma gënal collaboré ku tubaab fop waaw du tax loolu li tax mooy ne Marocain bi ci boppam bu ñëwee fii mën naa cee jariñu te yaakaar naa ne man maa wali colonisé ni ma France bi colonisé te mën na maa jariñu ci moom tout d'abord bari na actuellement Marocain yoo xamante ne am na parce que ñu ngi doon coow ci booru vallée bi ci affaire suuf dañu ngi bay foofu ci affaire suuf vallée bi Marocain yaa nga fa te itam boole ca Maroc ak Sénégal relation yi ñu am économique képp la lu ay relation religieuse lañ am yu dëgër suñu diggante ñoom Maroc loolu amoon na suñu diggante Sénégal ak Maroc c'est-à-dire boo demee Maroc fii mu ne man mi dund Maroc Marocain yi li lay jàpp yow Sénégalais bi bokkul ak français bi li lay jàpp yow Sénégalais bi nekk France loolu waaye man ci wax ci Maroc ak lu ma ci doon Marocain yi bëgg nañ Sénégalais yi loolu waaw du xam naa ci dara li may wax du lu may nettali nag du lu may kii mais dama ci xam lu baree bari ndax dama faa dund boole caag tegtal bi mooy ne fii mu ne am na ay sénégalais yu ma xam ni yoo xam ne ay femmes ay soxna yu marocaine lañ yor mais intégré wu nañ bu ñëw ci ñu ngi intégré wu nekk comme ay sénégalais parce que waaw kon ci gàttal daal mooy ne Maroc moom dama ko tëkkalee man France lu ne dama faa jàngee tax mais li ma gis mooy ne français bi bët yi may xool ak ni may gisee ak ku mel ne moom bokku la Maroc ni may xoolee ni may gisee waaw loolu moo tax ak lu ma ci xew nag texul ma ne nag kaay leen ngeen occupé sama réew kaay leen ngeen occupé sama économie lu si man ci nekk autorité yi nañ ko étudier xool lu suñu intérêt nekk ñu dugg ci lu suñu intérêt ku ñu ba jàddu kon nekk ma def pour kii loolu bu loolu jàllee ba tey ci affaire groupe de pression yi nee na ma affaire góor jigéen ñi loolu pardon juif yi ma àggale juif yi xam nga am na ci lu muy doon loo xamante ne ñi fi yebal ñëw nekk ambassadeur dañuy mën a dugg ci biir société bi yéen a ngi fàttali ko at yële passé ambassadeur Amérique amoon nañu benn ambassadeur boo xam ne ku daan tudde Leonard Walker danaan dugg ci yëf yi ma ngay seetaani làmb ma nga ci jàng ya ma nga ci ndaw mu lu ne ma nga ci dugg dafa mujj sax di wax ay wolof waa jooju xam nga loolu nirool ak arabe bi nga xam ne dañ ko fee nommé mu ñëw nekk ambassadeur nga xam ne doo gis ci benn cérémonie intégré wu ci biir dugg ci biir sénégalais yi waaw américain boobu ñëwoon dugg ci biir nga xam ne foo ko gis ma nga jàng ye ma nga Touba ma nga Tiwaawan ma nga ca Nawel ma nga ca Sawal ma nga ca la lu ne ma nga ca biir kooku li wóor ni muy xame sénégalais yi du nekk ambassadeur ba nga xam ne ma nga toog fee rek di lire ay rapport ak journaux bokkut waaw mu bunta bokk ñoom ñaar ci affaire diplomatique ku kii lu ma noonu xam nga ko am na benn at ci at yi passé ci ginnaaw
ñu ne ci suuf ci juif yi ñu ne ambassadeur bi fi toogal Israël dafa joxe ay xarit tabaski gis naa ko à la télé. ay imam jox ko ay imam boobu jeex na daal Oustaz Sall yokkal ma jox ko ay imam jox leen xarit tabaski ki leen ko jox mooy yahud ambassadeur Israël bi fi nekk loolu nag mën na see jàngal lu bare bare imam yoo xam ne seen tabaski Israël leen ko jox te ba pare seen mbokk yi nag ca Palestine Gaza ak Quds fee mu nekk ña ngay reyee ko def lu nekk gars yi di kii boole ci am na Sénégal yoo xam ne jóge woon fii dem bu yëgul dem ci ginnaaw at yi passé ci ginnaaw dem ba Israël ay bokkoon na ci ay kilifa diine am na ko ca dem koo xam ne man xam naa ko bokkoon na ak moom di jàng ca Maroc bokkoon na ci délégation ba ca dem di dem yoon noonu loolu am na bu yëgul gis nañ benn ministre des étrangers bu Sénégal non seulement dafa dem Israël dem gi sax mën a ko tolloo xëy na waaye dem gars yi fexe nañ ba nax ko comme propagande ko ba foofu ñuy tuddee mur de lamentation mu ñëw fa yëmu ca ma nga seen koppati ba bu ñuy koppati i sol tey jooy jeex na ko dégg tey jooy xam nga lu mel noonu moo tax dafa am yu tuuti yoo xam ne jeex na li may jeexale mooy lu jëm ci affaire laïcité lu tax ma la ci wax man damay liggéey ci damay liggéey yëngu ci domaine enseignement mën leen yëgal ni laïcité bu Sénégal jullit ñi mën nañoo profité def ci lu bari xam nga lu tax Abdoulaye Wade yàlla ko yàlla yokk wér yor ma carte parti nag yor ma benn parti man waaye dafa def loo xam ne ba léegi dañ ko ci sant mooy gis nga njàngum diine moo ko dugal ci école yi xam est-ce que xam ngeen ne fi mu ne ci école sénégalaise yi ñi nga jàngale alxuraanul karim jàngale siiratu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di jàngale fiqh est-ce que xam ngeen loolu actuellement am na ci école Sénégal ci taay Senghor kër yi ma ko war a naan boo professeur bu jàngale arab tableau képp dañ lay tere nga bind ci bismillah rahmaan rahim ci tableau léegi laa ne alxuraan ñi ngi koy jàngale ci école yi fiqh ñi ngi koy jàngale ci école yi dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi koy jàngale ci école yi wanewul nag ne defu fi benn gaaf waaye nag lii ay bëgg bokk ci xasanaatam nañ ñaanee suñu borom subhanahu wa taala mu def ko ci misère xasanaatam moo ko fi def te ma koy def moom rek ko ñemewoon boobu jamono xam nga français yi nga ñëw fexe ba dugal fi di jàngale alxuraan ci école yii ni ko loolu yomb moo ko fi def te léegi ba léegi loolu nga am ci école yi xam naa ci dara ndax man ci affaire jàng laa yëg ci la yëngutu kon boog loolu laa bëggoon a kii loolu laa bëggoon a leeral foofu rek ngeen baal ñaa jërëjëf loolu pour mu man ko waa dafa def benn décret waaw pour dugal njàngum diine ci système éducation bu Sénégal dafa def benn décret macha allah moom moo créé aussi inspection des daara inspection des daara waa ji moom kay ay xasanaatam bari na dëgg la loolu yëpp am na solo ndax réew yi it ni ñuy doxee dañoo am ay waaw waaw maanaam dañu signé taux de scolarisation waaw taux de scolarisation TBS waaw léegi dañu demoon na ba Serigne Touba dama dem Serigne Saliou décidé woon supprimer l'enseignement français dans le Baol bato yi daal Touba ñu xool ni su ko defee dina wàññi taux de scolarisation seen prêt yi dina wàññi loolu tax mu jël mission bi wàññi taux alxuraan waaw tabarakallah Oustaz Ndiaye xam nga li ci nekk benn ba xam nga li ci nekk ñun bu ñu xool ne bul xool ne xaalis ba ñu ko jox dafay xam nga la ñuy xool taux de scolarisation bi mu bëgg a yëkkati jaar la ko jàng alxuraan bi ñuy seen ma jàng alxuraan suñu doom yi ci école bi loolu rek mooy yëf jërëjëf xam naa ne loolu moom daf ñuy delloo ci yéene yi te comme yéene yi moom kenn attaloo wuñu ko dañu àtte yéene yi li ñu gis rek mooy l'islam moom yàlla moo koy dooleel yonent bi alayhi salaam nee na ab kàccoor sax yàlla dana jaare ci moom dooleel diine ji du ko yéene nag du ko yéene de waaye ci jëfam ci la yàlla dooleelee diine ji kon diine ji yàlla sama borom moo koy dooleel yooyu am mën nañ ko gëstuwaat ndax imam mi ngi doon tudd léegi assises nationales yi waaye même ci concept laïcité am na luñ ci bind li ñuy doxal fii tuddee ko laïcité boo demee ci ay référence yu neutre sax jëloon lu mel ni Wikipédia nga xam ne référence mondiale la ñu ciy dellu ci wàllu définition bi mu leen définir laïcité française dafa ni mooy laïcité bi gën a extrémiste moom moo ko bindee noonu waaw bu ngeen demee ci Wikipédia bu lay définir laïcité da lay wax bi ci gën a extrémiste ci àdduna mooy bu française te ñun moom lañ doon kon am nañu droit xool yeneen dëkk yi nga xam ni ay diine ñi ngi fay dund te am fa seen jàmm
Allemagne diine yaa ngi fa am fa jàmm boo demee ci les pays scandinaves Suède Finlande dëkk yooyu jullit ña nga fa di dund seen diine am fa jàmm ndax système bi moo leen ko garanti dem nañ sax ba ci yenn réew yi am nañu impôt bu ñuy prélever di ko dimbale diine ci waaw l'islam ñi ngi jullit ñaa ngi organisé wu ngir impôt ñooñu dimbale diine ji ñu mën cee am ndax état dafa am obligation li nit ñi jàpp te gëm ko te muy doxal seen moral mu fekk leen ci jàppale leen ci kon loolu bu ñu tëggaatee daal suñu doxalin mën nañoo yegg ci concept boo xam ni du indi problème ci ñi ko comprendre te dina may jullit ñi ñu mën a dund seen diine comme ni mu jaadoo lii fi xew moom am na ci loo xam ni jëfee na lool ci jullit ñi ñu dund seen diine te nag bu ñu deful ndànk di jëm kanam parce que nag lobby yi mu wax lobby d'influence ñi ngi fi te nag du ay lobby rek yuy yëngu ci wàllu moral waaye wàllu économie ak lépp ci la ñuy yëngu ngir not réew mi not koom-koom bi not xel yi not jikko yi ngir liñ bëgg mu di fi am waaw loolu nag il faut que nit ñi jëfandikoo seeni xel ngir mën a jàmmaarloo ak yu mel noonu kon daal mbokk yi liñ fi tënkoon yaatu na am na ni mu amee mbokk yu jógee Parcelles nag am na mbokk yu jógee Thiès it waaw mbokk yu jógee Thiès am mbay ñoom it ab waruwaay lañu indi mu fees ni ki noonu it am na mbokk yu jógee Kër Massar imaam Ñang Alaaji Malick Ñang ab kaar Njaga Njaay la fi yem la mu fees kon nag mbooloo mi ñëpp ñëw nañu waaw kon ñi ngi gërëm waa Parcelles seen teewaay waaye nag mbooloo bi ñëpp ñëw nañu imaam Maajoor Gueye moom jógee ba Thiès dañ koy jox mu defal ñu ñaan ñu daal di yëkkati jotaay bi xam naa dafa bëggoon joxe kàddu waaye bu nuyoo ba noppi rek mu defal ñu ñaan bu ko defee ñu yëkkati jotaay bi alayhi salaam amin 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 dafa ne ci suñu koñ bi yëpp di commencé ci suuf ba kaw xale bi la ñu jiital moo ma tax a ñëw man ci 84 ans lu mel nii moom rek moo ma mën a yëkkati waaye bu doon loolu du ma ñëw dama bëgg ngeen ñaanal ko yàlla ñaanal jullit yëpp yàlla suñu borom bi nga xam ne moo yenu yal na ko yàlla jàppale yàlla na nga fi suuf sa waajuru aw fan bab siggal nga nu bu ma demee ci imam aji dinaa leen rendre compte bu baax a baax kon jërëjëf imam Pape taxawaay am na solo lool déedéet Pape imam Madior man imam Pape taxawaay am na solo ndax moom mooy vice secrétaire général bu ligue bi kon loolu day lay taxawaay fekk nañ ko ci tabarakallahu yàlla na ko yàlla nangul loolu lépp imam Pape defal ñaan ndeysaan اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك اللهم أمتنا على الإسلام والإيمان الكامل اللهم لا تفضحنا يوم القيامة اللهم نجنا من النار الله